ci bisub dimanche bi dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru shahru Ramadan dëppook ñaari fan ci weeru juin 2019 tey ji ñi ngi fii ci kër Sëñ Touba gi niñ ko baaxook ànd ak yéen fii nga xam ne fii la Cheikh Mamadou Mountakha di dundal weeru koor gi diggante 17h30 jëm waxtu ndogu nga xam ne dina dikk fii ci salle bi fekk fi mbokk taalibe yi gannaaw boo xamante ni diggante tisbaar ba léegi ñu ngi fi wàcce ay kaamil di fi jàng ay xasida ci durus boo xam ne bii lépp dafa dëppook jàmm yàlla gi nga xam ne moom moo war ci biir weeru Ramadan wi ñu nekk loolu tamit ñaari fan ci weeru juin 2019 yéen waa Sénégal ak waa àdduna sépp ñuy topp seen télévision Al Mouridiyyah ñu ngi leen di nuyu ci bisub dimanche bi dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru shahru Ramadan dëppook ñaari fan ci weeru juin 2019 tey jii ñi ngi fii ci kër Sëñ Touba gi niñ ko baaxook ànd ak yéen fii nga xam ne fii la Cheikh Mamadou Mountakha di dundal weeru koor gi diggante 17h30 jëm waxtu ndogu nga xam ne dina dikk fii ci salle bi fekk fi mbokk taalibe yi gannaaw boo xamante ni diggante tisbaar ba léegi ñu ngi fi wàcce ay kaamil di fi jàng ay xasida ci durus boo xam ne bii lépp dafa dëppook jaamu yàlla gi nga xam ne moom moo war ci biir weer Ramadan wi ñu nekk loolu tamit di programme bu am solo boo xam ne mel na ni mbokk taalibe yi bu ginnaaw tisbaar rek salle bi day daal tàmbali fees ngir liggéey bi ñu leen wax muy wàllu njàng mi ak it nag ñëw teewlu xasida yi ndax loolu mooy programme bi nga xam ne ay la yowoon moo gën a soxal nit ñi ci jataay bi ndax ci la Cheikh Mamadou Mountakha fi nekk diggante 17h30 18h30 muy jataay boo xam tam boole na lépp loo xam ne ni ngi koy séenu ci aw yiw loolu moo waral kon seen télévision Al Mouridiyyah di leen ko jottali bis bu nekk diggante waxtu wa nga xam ci lay tàmbali ba waxtu 18h30 ak it nag muy loo xam ni programme la bu ñu doon ànd daaw ren itam mu dellusiwaat loolu lépp nag ci tawfeex goo xam Cheikh Mamadou Mountakha daf ñu koo defal xam ngeen tamit ne wax nañ leen ko ba tàyyi fukki kuréel ak benn la ñu tànn ci Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo yor njàng mi diirub weer wi yëpp loolu kon muy programme boo xam ne dañ koy ay lool tey nag kuréel bu mag bi di kuréel Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne Sëñ Ablaye Diop moo ko jiite ñoom ñooy ay njàng mi nga xam ne kuréel boobu ossature bi mën nañ ne Daara Dakar la waaye am na ci benn yoo xam ne dañu jóge ci cellules yi ñuy jóge Touba ñuy jóge ci région yi ñoom ñooy kuréel bi ñu wax mooy kuréel national bi tey ñoom ñoo ay njàng mi ñoom nag ay loo bi bii yoon mooy seen juróomeelu yoon ñuy ñëw te war nañu ñëwaat ndax bu ñuy tëj weer wi ci séentu bu njëkk ñoom ñooy war a ñëwaat ndax mooy kuréel mag bi loolu moo war ñu xam ñu war a def loolu tey nag ñu am mbégte di dalal kenn ci ñoom ci kuréel gu mag googu muy sëñ Abdoulaye Ndiaye nga xam ne moom la ñu dalal tey ngir mu waxtaan ak ñun ci programme bi nga xam ne moom lañ ñu andil ak it def ab bunt boo xam ne yëg-yëg bi mu def ci ñoom tànn gi ñu leen tànn ñuy jàng ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha loolu lan la def ci ñoom ak tamit ban yëg-yëg lañ ci am loolu defe naa ne dana baax ñu dolli ñu ko gannaaw boo xamante ni indi nañu programme bi sëñ Abdoulaye ma jox la nga nuyoo ak mbokk taalibe yi ak mbokk téléspectateurs yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Mansour bëgg nañ ci kàddu yi lool xanaa di sant rek ndax bi ñu commencé weeru koor gi ak léegi gis nañ niñ koy dundalee ci kër Cheikhul Khadim nga xam ne ndigal la loo xam ne dafa bàyyi ko ci sëñ Mountakha muy ndigal loo xam ne wax dëgg yàlla dañ cee bëgg lool buñ sañoon sax mu bañ a jeex loolu yëpp nag ak sant yàlla la daanaka bi ñuy doon di tàmbali mën naa ne ñu ngi doon commencé ci xasida yi nga xam ne lu mel ni yaa xeer defin nga xam ne sëñ bi da ciy gàttandu gan gu mag gii di weeru koor fi mu ne nii nag daanaka ci tàggatoo lañ nekk moo tax daanaka fi mu ne nii ci xasida tàggatoo yi lu mel ni yaasal bu saaraati moom la ñuy tàmbalee yaasal bu saaraati sëñ Alaaji Siise buñ paree teg ci ajaabane rabu sama sëñ Mbay Diop wudoo safa yi sëñ Abdou Khadre Gassama bilazi zabba sëñ Moustapha Kébé fasal lazina hafazu sëñ Boole Mbay ala ina nii sëñ Mbay Diop wajjatu ab kaara zallat wax sëñ Masamba nga xam ne daanaka li la si weeru koor gi yëpp saa bu ñu commencé dañuy commencé yaasal bu saraati nga xam ne sëñ bi da ciy wax ni muy tàggatoo ak weer wi mel ne koo xam ne kii maanaam dem gi muy dem maanaam neexu ko muy lu am solo wax dëgg yàlla moom ñu ngi ci sant bu baax
di ñaan sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér. jërëjëf sëñ Blaat jërëjëf defe naa ne lii nga wax ni mooy programme bi ñu war a jàng tey gis nañ ne xasida yi wute na waaye tànn gi tam am na ba tey ndax yaasal busharaati bii nga tudd noonu la demee ndax mooy xasida gi nga xam ne sëriñ bi moom la bindoon di ca gunge weeru koor bi waaye sëñ Blaat bëgg naa nga ñëwaat rek tuuti ci bi nga xamante ne xam ngeen ne da ngeen war a jàngi ci kanamu Cheikh Mountakha diirub weer bi lan la def ci yéen ci wàllu waajtaay ak tamit ci wàllu ni nga xam noonu ngeen ko jëlee ngir li nga bëgg nit ñi xam ne boo ko jàngee mu dëppoo neex ci nit ñi waaye itam li ci gën a am solo mooy mu doon mbégum sëriñ bi. waaw xanaa mbégte rek la def ci ñun ak waajtaay woo xam ne ku ñu gis day xam ne am na lu ñuy waajal ci wàllu répétition yi lu jëm ci wàllu daaj yi nga xam ne waroon nañ ko réviser yëpp ay daaju mokkal réviser nañ ko. maanaam mbégte daal la ci ñun boo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu ko takk ndax ku toll na xalifa Sëñ Tuubaa di la liggéey la moom boo doon sol ay dàll weñ di daaw ba muy dagg jar na lu ko ëpp. jërëjëf sëñ Blaat loolu am na solo lool lii mu wax tamit mooy li nga xam ne moom la ñu seetlu mooy kàddu gi nga xam ne yëpp ku fi ñëw ci wàllu kuréel gi lool ngay wax muy tawféex goo xam ne sëriñ bi may nañu ko ci boppam may ñu dundaat la nga xam ne wax na ni nii la ko Sëñ Tuubaa daan dundale ci njaarim loolu nag muy tawféex ju rëy joo xam ni kenn ku ci ne bu la yàlla dimbalee nga bokk ci ña koy jàngal te mënoon a doon ci ñi nga xam ne déglu rek la ñuy féetewoo lu mat a soññ la lu mat a sant la kon tamit ni ma ko waxee woon ci ñi ma jiitu rek ñu ngi leen ci ñaaxaat bu baax ndax lii ngeen ciy def da ngeen koy defal seen bopp waaye defal ko murit yëpp ndax buñ ko jàngee mu doon mbégtam sëriñ bi barke bu ciy rot day rot ci ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi koy dégg ak képp koo xam ne am nga ci yéene kon loolu ñu ngi lay sant bu baax sëñ Blaat defe naa ne xam naa du ma la téyewaat lu bare ndax kuréel gaa ngi lay xaar te njàng maa ngi lay xaar kon ñu ngi lay sant bu baax ci loolu jërëjëf waaw kay Ndiaye jërëjëf kon baax na mën ngaa dellu incha allah kon sëñ Blaat Ndiaye lañ doon dalal muy kenn ci waa kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah kuréel bu mag bi nga xam ne moom la sëñ Ablaye Diop di jiite njàng mi moom lañ dalaloon ngir mu dotte ñu programme bi nga xam ne moom la ñu am tey te ñu war ko jàng ñoom ñuy fàttali ne ñoom kuréel bu mag boobu dëgg la ñu ci gën a bare Dakar lañ nekk waaye nag am na ci ñeneen ñoo xam ne dañu leen a dolli ñu renforcer kuréel bi jóge ci yeneen daara yi jóge ci yeneen kuréel yi boo xoolee di nga gis élément bu jóge Thiès gis ci ku jóge ñu jóge Touba gis ci ku jóge beneen dëkk boo xam ne bii wala ku mel ne Tëngéej loolu lépp kon day wane ne njàng mi benn la waaye li tax ñu mën koo jàngandoo nosu gi ak waajal gi moo ko waral ndax ñoom li ñuy def ab liggéey rek la ndax murit moom fu mu nekk laakaar Sëñ Tuubaa liggéeyal ko ci jumtukaay yi nga xam ne sëriñ bi teg na ko ci loxoom defe naan loolu rek lay def moo tax ñoom njàng mi tam jàppuñ ko leneen lu dul ab liggéey boo xam ne bii fonkeel gi ak jàpp gi ak teg gi ci yoon lépp daf ciy daje ngir liñ ci bëgg sëriñ bi mën ñu ko ci defal kon lii mooy programme bi nga xam ne tey ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor dëppoog le 2 juin 2019 fii ci kër Sëñ Tuubaa gi féete ci sowu jumaa ji moom la nga xam ne moom lañ leen fi andil ñuy am mbégte lool nag di sant lool bi ñu suñu borom dimbalee ñu mën koo fekke ba mën koo teewlu ci kanamu sëriñ bi li ci des nag mooy balaa yàgg sëriñ bi moom dana dugg ci salle bi ndax xool leen rek diggante bi des diggante 18h30 17h30 ndax 17h30 boo xasee jot rek sëriñ bi ci lay daal di dugg si njàng mi di wéy ba 18h30 ndax dañ koo natt ba njàng mi du weesu waxtu moo nga xam ne xasida yi ñuy tànn xam nañ lim bi nga xam ne ci minute moom lañ koy jàng bu ñu ko boolee ba mu mat 1 heure nga xam ne bu sëriñ bi noppee rek day daal di dellu fa muy dal dellu fa muy ndogoo ba keroog muy dellu këram muy doon tawféex bu rëy yoo xam ne bés bi na ñu ngi koy dund ci seen télévision Al Mouridiyyah am mbégte lool ci dinañ ko jottali kon li ci des mooy ñu defal leen ab tënk rek ngir ñi nga xam ne ñooy topp seen chaîne ci français ngir ñu xam li nga xam ne mooy programme tey bi ak yëfi ni mu demee ak ni mu doxee fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah, merci d'être encore là au rendez-vous pour suivre votre chaîne préférée en ces circonstances qui sont devenues une habitude pour vous, pour tous ceux qui suivent la chaîne. Le programme, le prétexte, vous le savez, c'est ce programme de vivification du mois béni de Ramadan initié par le vénéré Khalif Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, un programme qu'il a eu à dérouler l'année passée.
et il n'a fait que le réitérer cette année-ci, et il a pris sur lui de faire en sorte que ces moments soient des moments forts de vivification, des moments de spiritualité, des moments de concentration religieuse, et c'est la chose la plus partagée dans cette salle où tous les visages respirent cette béatitude qui est liée à ces moments forts et en ces circonstances qui sont véritablement des circonstances qu'on ne rencontre pas chaque jour. Être en présence du Khalif dans la déclamation des Khassaïd, dans la ferveur, mais c'est un moment fort qui cale bien avec le mois où nous sommes, ce mois béni de Ramadan, et nous sommes dans les 10 derniers jours, ou ces 10 derniers jours qui sont dédiés à une préservation contre les feux de l'enfer, parce que c'est un moment fort également que les disciples sont en train de vivre et que nous avons à cœur évidemment de poursuivre jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Il est important également de rappeler ce qui s'est dit pendant les 10 premiers jours. Ce programme, le Khalif n'a fait que reproduire
les circonstances qui avaient été de mise quand le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le guide du mouridisme, a séjourné à Diourbel. Et c'était dans les mêmes circonstances, c'était le même programme, et c'était le même, en tout cas, va-et-vient incessant des disciples qui sont dans la ferveur, malgré le ramadan, qui pour lire les khasaïd, qui pour lire le Coran, qui pour les déclamer, qui pour distribuer les victuailles qui sont, en tout cas, servies pendant le moment de la rupture du jeûne. Et c'était des moments inoubliables, n'est-ce pas, d'extase véritable. Et le calife a eu à cœur de nous faire revivre ces moments-là et il s'en acquitte de la manière la plus belle. Les disciples également sont concentrés et ils sont là chaque jour et la salle Refuge du Monde, surtout en ce dimanche où il y a moins de contraintes professionnelles, on se rend compte que la salle ne désemplit pas et il y a toujours, n'est-ce pas, des efforts incommensurables pour organiser la chose, pour organiser, faire en sorte que chacun puisse être à la place qu'il faut et que la salle ne soit pas débordée. C'est également un aspect qu'il est important de faire ressortir. Et le sens, il est important également de revenir sur ce que représentent ces écrits de Cheikh Ahmadou Bamba dans la mission qui lui était dévolue. N'oublions pas que s'il y a trois choses auxquelles il avait laissé la postérité, c'est bien ses œuvres pour ceux qui étaient ses contemporains et qui ont été des témoins oculaires, ce qu'il a dit et qui a été entendu par ceux qui ont été ses contemporains. Le reste qui est destiné à la postérité, c'est véritablement ce lot d'écrits dans tous les domaines, puisque c'est un auteur inclassable qui a écrit dans les domaines des sciences religieuses, qui a écrit dans les panégyriques, qui a écrit dans les oraisons, qui a écrit dans plusieurs domaines, et ce qui nous vaut ce que le vénéré Cheikh Abdullah Mbacke disait, quantifiant ses écrits, il disait que si on le faisait supporter à un véhicule de 5 tonnes, il ne le supporterait pas, cela le déborderait. C'est la preuve donc que c'est une production gigantesque et la postérité est en train encore de vivre, de le scruter, de l'exploiter pour savoir le sens et la portée de sa mission. Ces écrits, disais-je, ont un sens particulier dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, puisqu'il s'était fait comme dessein d'œuvrer pour le vénérable prophète, d'œuvrer pour le vénéré prophète, de faire en sorte que ce programme-là puisse être un programme vécu par tous ceux qui seront ses contemporains, mais également que la postérité puisse l'exploiter. C'est également un aspect qu'il est important de faire ressortir. Et nous voyons également que le staff du calife est en train d'arriver dans la salle et les gens sont en train de s'installer. Le calife est dans la salle, donc, et finalement, il est arrivé à l'heure prévue et on voit tout le staff de ceux qui l'accompagnent et il va s'installer et la déclamation va démarrer incessamment. kon mbokk jullit mbokk taalibe ni ngeen ko gisee sëriñ moom yegg na ci salle bi desatul dara lu dul jébbale antenne bi su ko defee njàngalu tàmbali ñu leen di sant ci teewlu bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. يا صلب شارتي بالحياة وزوالي لسام كونيا بالمحسن سوالي يا زم شارتي بالحياة وزوالي لسام كونيا الذي نقيب الكريم من
داري فجادني يا غالي لي بسرور هنا بلا هدى في التراب بمن تفاك داري فجادني يا غالي لي بسرور هنا في التراب بمن تفاك داري فقلت والقلب من نتيه منبرا عن الكريم البادي حيث نزل الخداري خدون للخبير الغفار من الأوادي ودواني خجال بزفاري هزمت كل إله عبدا حبادا بما ليقتر في مبزي وفي سفاري لو سكوتي في دار السلام وفي ذباب ذكرك من خلف دراري سادوا بلا عود بدلهما هلا يلاقيني شيء من الخير ويسلمني من كل ملكات بالمصطفى من بما وصلاة حالي وهو لبيب الذي ترجى شفاعته بتواصلت في ليل وفي سهري وما تكن براد لله نوتته عند القبول في هجامها طهولي ولا ترى بالوالي للغير متصل به ولا من عدو بالغير منزجر به طلبت من القهار مرسله عرادني كل سجاد وسيل جاري كانوا وهو فرد من جلالته في عسكر هنا تلقاه في زمري صلى عليه بتسليم مقدمه بلال وصحبه من يسوع بأموري أرادني يا إلهي من هدايا معا بآل والغار بكل زيبتاني خلقتني بدار سالين معا عصمتني ربي من بوسى ومن خطاري تواصلي لك في الهداي مغتربا بك فاليا للكفر والخيال ليتجاب بما فقد ظنون بي جهلت قلبي عزل غلاي وسيالي بيتجاب
عن الكرام لنا أوجادهم فلتكن لوالد الحسين إليك يا خير وهب المدد يدي في البر والبحر خل ذوي الأسار إليك يا خير وهب المدد يدي في البر عني أمود يدي للخلق مهتديا لدى إذا القلب كل زارك الحجاري من بعد كوني دلاي في أبد وبعد كوني غادي والوارث الفجاري أو كيف كانوني دنيا مجردة من بعد ما بدوها بالموز والجزائر أو كيف تلم قلوب باتتي زوي تنازعي والتسليس والخسائر إني رزاق متقين ولم أكن بسوى المنيب منتقين لا أستكيد الرجل الملوك مهتديا من بعد كوني لا تكيد الرجل مخلوق مهتديا من بعد كوني غلايب الفقار من قال لي قبلها اليوم مدرب هنا نزار الهجاف وثموري جواب حسبي الله الحسيبون وهو الحفيظ الذي ينيحني ثماري هنا إلى حوالي زمن وفيه هنجو والنيام الحفيظ لا يبالي والمتبى منتقى مدار وسداني ورقدي دراء الخير والحبايب وهو الوسيلة لدنيا وآخرة به أموتني وبكل متزير إني لما لا يعبد القادم أبدا لما يطيب ربه بحصولي لما بخلاق الله جملة من بزبا سوى زبيح بالفقار يا ربي بالمصطفى سليمنا يمان
يا من كفى لذاب الإنكار والفقار إني لعبدك في سر وفي علان يا من أماني في بدر وفي حنان من كونوا ليا ناني عن النفاري حتى يبارزني بسيف ذا سفاري وبالمداكيس يغير وسحناني فلا ويأكلوا والقلب تاسلوا ولا يأكلوا بالجيش والقدر ولا ينصرني والقلب تبعني في البر والبر نبي بلا تراني
عن الكريم الذي عنا عن النخيل ودك ما هي في علم وفي أمان وفي داد بيزا وفي المعازفين مكانتني في ديوه يا إلهي ميلا قد ولي كل في تمام الأدراني خرمتني في ديوه يا إلهي ما حسبتني في الندى العزمان والخير خربتني في دنيا حسبتني من هنا العزمان والخير وزال يا نبي
على سنادي وسيلتي من بماء وصلاة حالي محمد والمدى يفرد أبدا ولو أسود الله هجامها تهوري ولا لواسبيما فاز القديم به في كل واد وفي ليل وفي سحر ولا لواسبيما فاز القديم به في كل واد وفي ليل وفي سهر بالذي ذاب ما كرهت يقينا لزوال الهدي ودور اليقينا بالذي ذاب ما كرهت يقينا لزوال كذبني وكذب هي ندمي منه خير ملقينا هذا ما لا مقام كل منازل وكل ما مما يسوق لقينا لم يكن ربي من فتح عين للآيات به أكون مدينة يزرع بين الكريم أباني بكتاب لنا يحسن دينا وهداني آيات بالتقين كل دور بأدنى والدينا ملكني بصارة من جميل خلوها قبل بارنا والفتون أذكر الله ناويا فسلم وزرع يقودني والمدون كل منك كل زهر ويوم خير للمنامى آمنين ما لاني بيد
لا تقل لي بمن كفى للولايا ولخير زبائن حاربنا دام ربي عليني مجميل قد كفاني سوى علي يتيم جميل